Okay. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, can you rise up to welcome their excellencies? Please have a seat. Your Excellency, Mr. Basiru Jamai Jahar Faye, President of the Republic of the Gambia, Your Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, Honorable Ministers, before proceeding, I would want to seize this opportunity. We take 1 minute and pray in our own ways. Amin. Your Excellency, Mr. Basiru Jamai Jahar Faye, President of the Republic of Senegal, Your Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, Honorable Ministers from the two countries, Ambassador Basir Sen, Ambassador Hadrame Sidibe, Secretary General and Head of Civil Service, Chief of Staff, Office of the President, members of the press, good afternoon. My name is Ambassador Lang Yabo, Permanent Secretary 1, Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad, Republic of the Gambia. Your Excellencies, Honorable Ministers, Ambassadors, I am honored and privileged to be asked to moderate this very important part of the historic visit of His Excellency President Jamai Faye to the Republic of the Gambia. Your Excellency President Faye, on behalf of His Excellency President Barrow and the entire government and people of the Gambia, I say welcome to the Smiling Coast and congratulate you on your assumption of the presidency of the Republic of Senegal. Today we are honored and happy as a nation to receive Your Excellency and delegation in a historic visit that symbolizes the long-standing excellent bilateral ties between the two countries and people. The significance of the visit can be seen in the history, geography, culture, and the values shared by the two countries. The two countries continue to be a beacon of hope for regional integration. Therefore, as the two countries continue their efforts in strengthening the culture of democracy and giving hope in fast-tracking regional integration within the ECOWAS sub-region, we are convinced beyond doubt
that the visit will further cement the strong bonds that binds the two countries and their people. Your Excellencies, Honorable Ministers, Ambassadors, distinguished ladies and gentlemen, as the two countries forge ahead in giving new impetus to the long-standing strong bilateral ties, we remain hopeful that the two countries will continue to champion the maintenance and sustenance of peace, security, and development. Today, we are gathered here to join our two leaders to reaffirm our commitment to the mutual issues that binds us together, and to demonstrate that the visit culminated in the production of a joint communique, which I will have the singular honor to call on the two foreign ministers of the Republic of Senegal and the Republic of Gambia to have the honor to read the joint communique. On that note, I have the honor to call on my minister, Honorable Dr. Mamadou Tangara, to read the joint communique. The English version of the joint communique. The first working visit of His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye, President of the Republic of Senegal, to the Republic of the Gambia, April 28, 2024. Banjul, joint communique. His Excellency Mr. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, President of the Republic of Senegal, accompanied by a senior official of his government, undertook his maiden working visit to the Republic of the Gambia on Saturday, 28th of April 2024. He was received at the Banjul International Airport by His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, with the senior members of the government of the Republic of the Gambia. This visit is one of the first His Excellency President Bassirou Diomaye Diakhar Faye's desire of the two heads of state in the furtherance of the spirit of camaraderie and the affinity for mutually beneficial collaboration between the governments and peoples of the two countries. The two heads of states held a consultative meeting to review the status of the historic bilateral relations between the Gambia and Senegal, and in this regard, reaffirmed their commitment to maintaining the established Presidential Council aimed at raising to a strategic level the cooperation between the two countries. His Excellency President Adama Barrow congratulated President Bassirou Diomaye Diakhar Faye for his resounding election victory and his inauguration as the fifth head of state of the Republic of Senegal, and wished him great success in the implementation of the progressive programs of his recently constituted government. His Excellency President Adama Barrow also thanked His Excellency President Bassirou Diomaye Diakhar Faye for undertaking his second overseas visit as the President of Senegal to the Gambia, and characterized it as a visible demonstration of the long-standing fraternal ties that exist between the Gambia and Senegal. The two heads of states leaders reaffirmed the firm commitment of their governments to continue to work together to advance the excellent bilateral relations that happily exist between the two sister republics, and in this regard, agreed to intensify consultations between the authorities of the two governments to implement the agreement signed on security, defense, forestry, and wildlife management, trade, air travel, education, and the judiciary. The two heads of state also discussed issues and developments at regional, continental, and global levels, and agreed to continue consultations and cooperation on issues of shared interest. The two leaders recognized the two countries' contributions to peace, security, and development through the Economic Community of West Africa, ECOWAS, the African Union Organization, AU,
the United Nations, UN, and the Organization of Islamic Cooperation, OIC. His Excellency President Adama Barrow renewed his invitation to His Excellency President Bassirou Diomaye Diakhar Faye for the 15th OIC Summit to be held on 4th and 5th May 2024 in Banjul, and thanked the government and people of Senegal for the support provided to ensure successful hosting of the summit. His Excellency President Bassirou Diomaye Diakhar Faye expressed appreciation and acceptance to attend the summit in Banjul. His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye expressed his heartfelt appreciation to His Excellency President Adama Barrow and the government and people of the Gambia for the warm and fraternal welcome, as well as the tremendous hospitality accorded to him and his delegation, and congratulated His Excellency President Adama Barrow in advance for the hosting of the OIC Summit in the Gambia. The two heads of states agreed to have regular consultations on issues of mutual interest and to have the next session of the Senegalo-Gambian Presidential Council in Dakar, Republic of Senegal, at dates to be decided later. Done in Banjul, 28 April, in two original copies in the English and French languages, both texts being equally authentic. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. I now have the honor to call on Her Excellency, Madam Yacine Fall, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Senegal, to read the communiqué in French. Ma, you have the floor. Première visite officielle de son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, en République de Gambie, le 20 avril 2024, à Banjul. Communiqué conjoint. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, accompagné de hauts fonctionnaires de son gouvernement, a effectué sa première visite officielle en République de Gambie le samedi 20 avril 2024. Il a été accueilli à l'aéroport international de Banjul par son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, accompagné des membres du gouvernement de la République de Gambie. Cette visite est l'une des premières effectuées par son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis son investiture et souligne l'importance des liens fraternels profonds et étroits entre la Gambie et le Sénégal. Elle symbolise en outre le désir profond et partagé des deux États, des deux chefs d'État, de promouvoir l'esprit de camaraderie, d'affinité pour une collaboration mutuellement bénéfique entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur l'état des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal et à cet égard ont affirmé leur engagement à maintenir le Conseil présidentiel établi en vue de porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays. Son Excellence, le président Adama Barrow, a félicité le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire électorale retentissante et son investiture en tant que 5e chef d'État de la République du Sénégal. Il lui a souhaité beaucoup de succès dans la mise en œuvre des programmes novateurs de ce gouvernement récemment constitué. Son Excellence, le président Adama Barrow, a également remercié son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'avoir effectué sa deuxième visite à l'étranger en terre gambienne et l'a qualifié comme un témoignage manifeste des liens historiques et fraternels qui existent entre la Gambie et le Sénégal. Les deux chefs d'État ont exprimé leur grande satisfaction de l'état des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal et ont souligné la nature consubstantielle des liens qui unissent les deux pays du fait qu'ils sont inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture,
les aspirations communes en matière de développement et ont encore salué les divers efforts déployés pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans de nombreux secteurs. Les deux dirigeants ont affirmé la ferme volonté de le gouvernement de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales qui existent heureusement entre les deux républiques sœurs. Et à cet égard, ils sont convenus d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre en œuvre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts et de la faune sauvage, du commerce, du transport aérien, de l'éducation et du système judiciaire. Les deux chefs d'État ont également discuté sur divers sujets de l'évolution de la situation au niveau régional, continental et mondial et se sont convenus de poursuivre les consultations et la coopération sur les questions d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont reconnu les contributions des deux pays à la paix, à la sécurité et au développement par le biais de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Organisation de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Organisation de la coopération islamique, etc. Son Excellence le président Adama Barrow a renouvelé son invitation à son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra le 4 et 5 mai 2024 à Banjul et a remercié le gouvernement et le peuple sénégalais pour le soutien apporté afin d'assurer le succès de l'organisation du sommet. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé son appréciation et son acceptation de participer au sommet de Banjul. Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé aussi ses sincères remerciements à son Excellence le président Adama Barrow, au gouvernement et au peuple de la Gambie pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que l'extraordinaire hospitalité qui lui ont été accordées, ainsi qu'à sa délégation, et a félicité son Excellence le président Barrow à l'avancée déjà réalisée pour l'organisation du sommet de la coopération islamique. Les deux chefs d'État sont convenus de se consulter régulièrement sur les questions d'intérêt mutuel et de tenir la prochaine session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Dakar, en République du Sénégal, à des dates qui seront fixées ultérieurement. Fait à Banjul, le 20 avril 2024, en 2 exemplaires originaux en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi pour la République du Sénégal et pour la République de Gambie. Merci. Thank you very much, Your Excellency, Madam Yasin Fall. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we have come to the end of this part of the visit, and I will seize this opportunity on behalf of His Excellency President Barrow to welcome you all once again and to invite you to take part in a luncheon that he hosted in honor of his brother, His Excellency Mr. Bassirou Diomaye Diakhar Faye and delegation. Thank you. Closing prayers? Okay. Well, it's not in the program. Okay. Well, there's a slight change in the program. We want to give the opportunity to their excellencies to say a few words to the gathering.
man am na loo xam ne Sénégal defal na ko Gambie loo xam ne man te boo maa ngi dem ci Moussa amoon nañu fi nguur bu tàng jafe nekk lu métti si ñaari fukki at ak ñaar bu moo jeex pour mu jeex si jàmm Gambie amaat boppam si jàmm Sénégal daf si play rôle bu réer rôle boo xam ne ñun du ñu sa fàtte loolu tey looloo taa béy ñu ngi am jàmm boobu si biir Gambie nguur nag transition na dafay jeex ku foog ne sa nguur du jeex da ngay nax sa bopp bu ko am na ñu la jiitu woon seen nguur jeex na am na ñu jëloon indépendance pan africaniste lañ xeex ba ñu jot suñ bopp waaye dem nañ kon aussi ñun dinañ dem ku nekk da nga war a sóolaare loolu su nekkee sóolaale nga ko nag da ngay demee xel nga def lu baax yow soo demee sa lu baax boobu dafay des du dem fu dafa important mooy legacy bés dinañ ñëw ñu ne former président Barrow former président Bassirou Diomaye Faye loolu dina am waaye point yu nga xam ne defar nañ ko liggéey yu nga xam ne defar nañ ko yoon yuñ defar yooyu mun na fee compter téeméeri at loolu du jeex kon loolu moo gën a am solo kon maa ngi dalal suma rakkat di dalal président di ko wax ne Gambie dina continuer di liggéey ak moom si jàmm si njëkk ak trang tey rek maa ngi nekk ak capitaine Diop mu fàttale ma mu ne ma yow yaa day wax boobu mu ne ma soo amee gan bu njëkk suñ maam yi politiciens yu mag la ñu woon na da ngay am gan nga teral sa gan bi nga wàcce sa lal sa gan fanaan si sa kaw lal waaye taxut ne moom mooy moom sa kër ay terangal du ko fàtte loolu am solo la kon jàmm rek moo xëj diggante Gambie ak Sénégal bu ambassadeur Sène ñëwee present letters of credential ñu làkk olof ma ne ko amul fenn fii rek la am waaw ma ne doo dem fenn nga joxe sa lettre ñu làkk la olof fii rek kon loolu unique soo nekkoon Amérique ngay dox nekk si boos wala nekk si train nga dégg nit làkk olof rek dafay nekk sa mbokk si saasi xam nga ko xamuloo ko di nga waxaamoo bu sa mbokk la kon làkk boobu dafa important ñun ne yàlla daf na dimbali si loolu ku nekk Gambie am na mbokk Sénégal waaw man am na ay suma cousine ñu nga xam ne ñu ngi Sénégal ñeneen sax xawma leen woon ba bu ma nekkee président suma papa ak seen yaay ñoo bokk ndey ak baay ñu ngi Dakar bu ñoo dem foofu man xale bu ndaw la wala judduguma sax ay 50 something years ñu ngi foofu ñoo xamuñ fan Sénégal rek am na ku nga xam ne man maa ko yóbbu maa ko fu mu nekk nekk na Sénégal over 50 something years papa ak suma yaay ñoo bokk ndey ak baay ak yaayam ak suma papa ñoo bokk ndey ak baay Sénégal la nekk foofu la xam foofu lay sànni carte mun naa am sa woteel na ko kon ñu ngi rafetlu ñëw bi di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal aussi di ko congratulate bu baax a baax a baax Gambia partner am na reliable partner for that matter si bilatéral bi si multilatéral bi mon président Sall bu njëkk suñ demoon ECOWAS suñ amee lu ñoo wax si beneen réew bi la ñu wax kenn dafay ne yow waxal njëkk pour réew bi nen man ma ñëw wax su nekkee affaire Gambie la moom mooy njëkk a wax mu affaire Gambie den man ma ñëw wax nekk affaire Sénégal daf maay wax yow njëkkal wax lii mooy mbokk am bés ñu ngi si meeting bi former président yaa am gaañu mu ngi nekk Équatorial Guinée gars yi téléphone président Équatorial Guinée ñu wax ko ne kii yaa am gaañu na waaye dafa bëgg pour mu ñibbi Gambie te président Gambie na ngi nekk foofu dafa bëgg pour nga dem waxa moom pour mu nangu yaa am ñib si fii pour ñu suul ko fii buñ ko waxee
mu dem gis président Issoufou président Alassane Ouattara ak président Nana mu wax leen ko ñooñu waxtaan nga ndaje boo gis rek am na koo xam ne dafay muus Issoufou mu ne leen lii jarul ñun ñu dem jël si président Barrow mbokkaam maa ngi fi xaritam maa ngi fi magam maa ngi fi mooy président Sall nañ ko président Sall rek jeex ñu wax ko président Sall mu ooma si boor ñu taxaw mu wax ma affaire bi kon gis nga mbokk ñoom ñooy senior président lañ ñoo ñu jiitu si office waaye ñu xalaat bi ñu waxtaan ko mu jeex mu sotti mbokka moo mel noonu kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Thank you very much, Your Excellency, for those wise words. I now have the honor to call on His Excellency, Mr. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, to make his intervention. Your Excellency, you have the floor. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Président Barrow, maa ngi lay nuyu te di nuyu tamit kilifa yi nga xamante ne ñoom nga bokkal jeetaay gi di nuyu tamit ñi nga xamante ne ànd na ak ñoom te xëy na ni ñu bind seen tur ci seen kanam moo tax xam naa dina bàyyi bañ leen présenté waaye leer na ma ne jot nañoo jokkoog seeni naataango yi nga xamante ne ñoom la ñu nar a bokkal liggéey gi di la nuyu di la sant ñaari yoon tamit di la sant ci déplacement bi nga def ci bi may def sama prestation de serment ngir gën a màggal bés bi gën ko taaral te su ma la sante mel na ni peuple sénégalais yëpp sant na la ci ndax seen bés la woon di la sant tamit ci dalal gi nga xamante ne dalal nga ñu ko fii Gambie te du rek teertuñu ak lu mu àndal waaye fi ñu jaar yëpp ci yoon wi gis nañu suñu mbokk yi lañ fi fekk si suñuy xarit lañ fi fekk si ñu bokk ci ñun ñoom lañ fekk si lii nga wax sànq balaa nga koy gën a remarqué rek nga delluwaat gannaaw ci li jiitu maanaam bi nga waxee ne fii rek laa mën a ñëw ci rencontre officielle ci ndaj gu officiel ñuy waxtaan ci wolof bu dul woon kalaama gi ñuy njëkk a làkk ci bu ñu doon lire communiqué bi li ko waral ci gannaaw kon duñu wax Gambie wax Sénégal dañuy wax Sénégal bi mu doon benn réew waaye alhamdulilah gannaaw bi askan yi bàyyi lool ci gannaaw bañ ku leen féewale doonte ñaari dëkk la ndax noonu la ko yàlla duggale ci histoire ak ci ñi nga xamante ni ñoo ñu fekk si bu mel ni ñi ñu bëggoon xaajale waaye askan wi continuer doon benn bañ a xool frontière bañ a xool drapeau xam ne ni nga ko waxee ne say rakk ak ñeneen ñi say mbokk ñoo nekk ci beneen côté bi fii tamit ay sénégalais rek fi nekk fii ay gambien rek fi nekk kon frontières yi amul solo ci ñun drapeau yi amul solo ci ñun li am solo mooy ni askan yi dugalante ak nu ñuy jëfalante kon bi ma la sante ci ñaar yi dama teg rek cant gi askanu Sénégal ak man mi leen jiite tey di sant askanu Gambie di ko jaarale ci yow mi nga xamante ne yow la fi yàlla teg di rafetlu tamit taxawaay bi nga am ci relation Sénégal Gambie ba ku ne xam ne fu mu tollu tey benn cër rek lañ ci am te man mii noonu laa fas yéene taxawee wax naa la sànq ne li taaral diggante bi li ko rafetal li ko gën a dëgëral fi ci président Macky Sall mi nga xamante ne maa ko fi wutu emoon foofu rek laa mën a continuer dem ci kaw waaye mënuma def lu ko yees te yàlla dafa dogal ma egg si ak projet boo xamante ne projet panafricain la balaa mu doon beneen projet
mu doon loo xamante ne ñun gëm-gëm gu xóot la ci ñun ne Afrique solidarité ak fraternité bi ma doon wax ci bés bi nga ñëwee may prêter serment di wax fraternité renouvelée di wax solidarité renforcée loolu gëm-gëm la goo xamante ne moo la ñu mooñaale projet bi tax sénégalais d'accord ak ñun ba teg ñu ci kaw réew Sénégal yaa ngi wax sax ba wax ne sa mbokk moomu mën na am sax man la wooteel waaw xam naa ne man la wooteel ndax li koy firndeel ne xam naa ne Gambie bi gañewuñ ma fi kon lii riir Sénégal moom la ñuy dégg Gambie te lii riir Gambie moom la ñuy dégg Sénégal kon président Barrow xamal ne frère bi nga amoon Sénégal moo fa nekk tey xëy na jëmm gi gën naa tuuti waaye dëngër gi gën naa dëgër ndax fi Sénégal taxawoon taxawee ko ci relation digganteem ak Gambie mënul soppeeku mënul changer dafa mën di gën di law rek di gën di dëgër di gën di dem ci kaw di gën di dem ci kanam te lépp loo xamante ne suñu cër la ñu war ko dox ci dëgëral relation yi diggante Sénégal ak Gambie ci dëgëral diggante Sénégal ak yeneen réew yi Afrique taxawaay boobu dañ ciy xara suñu tànkatu bay doxal ko ba mu mat sëkk dara du ci manqué te di la tàllal loxo ci taxawaay bi nga xamante ne moom nga fësal bi nga toogee ba tey te mu gën a jur jàmm gën a jur lëkkaloo diggante Sénégal ak Gambie taxawaay boobu xam naa doo ci jóge ndax lépp loo xamante ne dina la ci gën a soññ gën la ci jàppale gën la ci ñaax ci ñun suñu côté ci doxe ko ci waxe ko ci jëfe ko dinañ ko def pour yow nga gën a sawar gën a am taxawaay boobu gën ko taxawee gën ko baral tamit kon fi ma ko tàmbalee rek laay jeexale pour gën a guddal mooy mbégte ak contentement bi nga xamante ne am naa ko ci ñëw fii ci Gambie dama la wax sànq ne agendaaw njiitum réew yow yaa ma gën a xam nu mu mën a chargé ak lu ko mën a gàllankoor ci yeneen jeetaay yoo xamante ne mënu faa bañ a dem moo tax bi may jóg di dem Mauritanie maa ngi ko doon wax président El Ghazouani démb dama ko yow yaay njiitu Union africaine puisque mënuma tëb rek nekkandoo ci dëkk yépp damay njëkkee ci yow mu mel ni su ma taxawee Mauritanie ndax ni nga nekk njiitu Union africaine taxaw naa ci dëkk yépp ma door a xool nag naka laay doxale yeneen visite yooyu te bi ma taxawee tamit di doxal yeneen visite yooyu fi ci njëkk fii la Gambie muy cër gi ñu leen may muy respect bi ñu leen may muy cofeel gi nekk ci ñun te ñu ameel leen ko muy yéene gi rafet gi nekk ci ñun te bu ma waxee ñun mooy man en tant que président gouvernement bi ma àndal ci liggéey bi ak peuple sénégalais yépp muy cofeel goo xamante ne ak bëggante ak yéene gu rafet am nañ ko jëmale ko ci peuple gambien te loolu moo fas yéen doon suñu taxawaay ci mandat bi incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Thank you very much, Your Excellency, honorable ministers, ambassadors, colleagues. I think we all had our two leaders together. And I have no doubt that as relationship managers, all of us will do all what it takes to ensure that we materialize their vision for the people of the Republic of the Gambia and the Republic of Senegal. On that note, we want to draw the curtain here with a closing prayer, as I have been reminded by my minister, who happens to be an imam. Your Excellencies, let's pray in our own way. Let's take 1 minute to pray in our own ways. Once again, I invite all of you to a luncheon being hosted by His Excellency President Adama Barrow in honor of his brother. Thank you.